dugg ci daara ji ba amee juróomi at. ba amee juróomi at lay dugg ci daara ji. bu dëgg ba amee juróomi at mën naa dugg daal. waaw comme ni ñu ko fixé pour école ji ci des. bon bi fee sax 6 ans 7 ans la fii 5 ans. avec possibilité ma ngi ni ñu bind fii. préscolaire. pré-daara. c'est-à-dire xale bu amee ñaari at. mën nañu ko yóbbu daara. wala ñetti at. mu nekk ci daara ji di foo ak ba am 5 ans ñëw dugg na ci daara bii nga xamante ne bii moom lañ samp tudde ko daara moderne dina jàng ñetti at alquran kese lay jàng kenn du ko boole leen parce que dañuy wax ne Sénégal yi li ñu bëgg mooy jàngal seen doomu alquran donc ñetti at yi alquran kese lay jàng ñaari objectif bi mooy ci ñetti at yooyu mu mokkal fanweeri xisib mu mokkal ko su mokkalee fanweeri xisib bi ñaari at yi ci des day continuer di jàng alquran pour mokkal alquran li ci des waaye dañ ciy boole bu boobaa programme CI ak CE ak CP dañ ko ciy boole di ko jàngal programme yi ñuy kii jàng waxuñu ban langue lañ koy jànge dinaa wax pourquoi waxuñu ban langue lañ koy jànge bu fekkente ni ñaari at yooyu jeex na mu des ñetti at yi ci des day continuer di jàng programme bi nga xamante ne bii mooy programme li ñuy jàngale ci école yi ba pare ñu ciy boole yeneen xam-xam yooyu comme ay addis mu ngi nii entre parenthèses boo gisee da nga wax ay yeneen xam-xamu diine bon ba 8 ans yi mat su 8 ans yi matee léegi am na ay structures yu ñu ubbi am na franco-arabe am na école française parent bi mooy tànn fan lay yóbbu doomam ndax day continuer franco-arabe bi wala daf koy génn dugal ko ci école française lycée yi bon léegi nag lii la gars yi wax ni moom la nit ñi teewluwul bu baax comprendre lu ko ñu njëkk a wax ni lii buñ ko defee dañuy jël français bi teg ko ci kaw arabe bi alors que boo liiree texte bi doo dégg fenn fu ñu tudde baatu français donc li ñuy jàng mën nañ ko jàng sax. kon daal wax français njort la daal. njort la rek parce que comme dañu wax ni programme public programme ay CE1 ak CE2 yooyu. ñu jàpp ni liñ tudd CE1 ak CE2. tubaab la loolu tubaab la. man maa ngi leen di wax ni école bi ma jàngee. kenn daaw fa jàngale français. te pourtant ci buntukaay bi dañuy def CM1 CM2 CM3. c'est ay références la rek. bon donc waxuñu ban langue préciser wuñu ni français la wala arabe la. am na sax fu ñu gën a préciser. ci concept bi. wax ni programme franco-arabe la leen di jàngal. voilà donc yëf yi leer na ni. du dañuy installer français. première étape bi xale bi di jànge ci langue nationale bi lañ koy jàngale. buy tari buy mokkal alxuraan. ci langue bi xale bi nàmp ci lañ koy jàngale. comme ni ñu koy définir rek. dëgg la bu dee séeréer bi moo koy jàngale alxuraan séeréer la koy jàngale ainsi de suite. foofa français nekku fa arabe nekku fa. est-ce que li ma wax leer na. waaw c'est vrai 3 ans yi. 3 ans yi muy jàng alxuraan. waaw ci làkku national bi xale bi dégg lañ ko koy jàngale. bon comme ni ñuy def ci daara comme ni ñuy def léegi nag bu ñu ñëwee ba ci programme bi nga xamante mooy programme moderne bi. nga xam ne mooy calcul. ak ay mathématiques. ay yeneen yi nga xam ne moom lay jàng ci école primaire bi. yooyu da programme franco-arabe. moo nekk ci kii bi moo nekk ci mu ngi nii bon elle dure 2 ans et est réservée à la mémorisation du reste du Coran et à l'enseignement franco-arabe niveau CE loolu mooy la 2e étape mu ngi nii niveau CE bon à côté de la langue nationale médium le français et l'arabe à ce niveau média et objet d'enseignement dañ lay jàngal français A B C D wala dañ lay jàngal arabe alifun baun taun saun loolu lañ bind fii ci concept bi ca donc daara yi d'accord nañ ci donc amul fenn fu ñu wax ni dañuy imposer français wala xale bi kenn du ko jàngal alxuraan objectif bi mooy mu mokkal alxuraan mais ñun ñëpp xam na ni wax dëgg yàlla ñëpp mënuñu mokkal alxuraan am nañu yàlla may ñu mën a mokkal alxuraan am nañu yàlla may ñu mokkal alxuraan dañuy wax sax ni mokkal alxuraan du farata fardu kifaaya la bon donc xale bi am na leneen lu ñuy wax ni ñetti at yi kenn mënu ci mokkal alxuraan bu mënul mokkal alxuraan mu redoubler comme l'école primaire boo ñëwee CE admis wuloo da ngay redoubler mais kenn demul ci wax loolu kenn du ko wax ci loi loolu ay pratique la donc bu ñetti at yi matee su xale bu mokkalul alxuraan mais du passé bu mokkalul programme bi
mooy 30 xisb yi bu ko mokkalul mais day redoubler ba déwén mu soog a dem ci deuxième étape bi nga xamante bi 2 ans lay durer bon léegi nag bu xale bi génnee ba affaire bi mat day am option comme ni ma waxee mën na dem école franco-arabe mën na dem école nu mu tudd française mën na dem formation professionnelle yooyu yëpp daf koy mën a def fekk am na njumtuwaay yi nga xamante ni moom la soxla pour def ci enseignement boobu c'est fii ci tomb bi daam ñoom li bokk am na ñu ma ci waxtaanal la ñenn ñi dañu wax ne ñetti at yi lu xale bi neex xel parce que âge moyen bi nga xam ne moom lañ jàpp ne ci la nit mooy 4 ans jëm 5 ans ci ñi nga xam ne seen xel ne xariwul trop neexul trop waaw mais pour nit mokkal alxuraan ci ñetti at loolu exception la mais heureusement yéen waxuleen moom mokkal alxuraan ñetti at yi parce que 30 hizib ngeen wax te alxuraan juróom benn hizib fukki hizib la waaw donc yéen genn wàllu alxuraan ngeen jàpp ne war na ko mokkal ci ñetti at yi waaw léegi nag li des ci alxuraan mu mokkal ko boole ko ak yeneen matière bon bref ma ñëw ci laaju nit ñi dañuy wax ne alxuraan dafa doy waar ba nga xam ne boo ko xasee booleeg leneen dootoo ko mën a mokkal ñoom loolu lañu wax seulement man li ma expérience bi ma am moom mooy xam naa fii ci Koungheul suñu benn mbokk boo xam ne moom xale bi du ko jàngalee alxuraan ba mu yeewu da koy inscrit ci école primaire bi mu gën a dendal muy jàng français di français daal yi daara ji te ñu ci bëri ci mokkal nañu alxuraan mais loolu li gis nga programme bi ñu def nii jamono ji ñu toll nii am na ay daara yu koy appliqué am na ay daara ci réew mi yoo xamante pour ma bañ a tudd benn daara surtout Ndakaaru gi bari na fi trop ay daara yoo xam ne boo demee tey ji dañuy mokkal alxuraan ba pare ñu leen di jàngal programme CE1 CE2 CM1 CM2 ñooñu dañuy def candidat libre certificat c'est-à-dire dafa am ñaari niveau dafa am ñoo xam ne dañoo mokkal alxuraan ba pare ñu résumé leen kiw primaire bi ci ñetti at mais man ñi may wax mooy ñoo xam ne bi ñuy commencé jàng français mokkalaguñu alxuraan mais ci biiru bi ñuy dugg école ba ñuy am certificat ci lañ mokkal alxuraan loolu laa ne am na Koungheul expérience boobu am na Koungheul waaw am na ci fii itam wax dëgg yàlla mën na fi am yaa ngi dégg parce que problème bi mooy yëf yi njàngum alxuraan mi 5 ans la 5 ans la ñetti at yi alxuraan kese lay jàng duñ ko booleeg leneen mais bu ñetti at yi passé ñaari at yu mujj yi c'est-à-dire mu at bi na léegi mokkal na genn wàllu alxuraan bi at bi na bu at mi wul day redoubler léegi foofu bala nga fay jógee da nga war a mokkal 30 xisb yi léegi boo ko mokkalee léegi classe bi ngay topp mooy ñaari at yi foofu da ngay continuer di jàngale des ci alxuraan boo mokkalee 30 xisb yi yeneen li ci des li nga mokkal ci 30 ans ci 3 ans dina la jàppale pour nga mën a mokkal li ci des ci 2 ans loolu mën na nekk alxuraan nit mën na ko mokkal ci 5 ans bu dee moom rek lay jàng non man di wax nga léegi nii kii mokkal na ba pare dem di kii 5 ans man ñu wax ëpp na 5 ans man ñu wax ci ba wax ni bu jàngalee alxuraan bi xale bi dañ ko koy teel a jox bu demee ba am 6 ans dana fekk mu mokkal lu bëri ci alxuraan mais day daal dugg école nag dem dugg français école français bi mu dendal léegi dem inscrit ko xale bi di jàngi français di ñibbi ci daara ji di continuer bala moo am sa entrée en sixième moom day mokkal. waaw mais fii itam objectif bi mooy loolu. waaw d'accord objectif bi mooy balaa muy am entrée en sixième mu mokkal alxuraan. voilà c'est ça loolu daal loolu mooy objectif bi. te fi mu nekk nii am na ñu koy def. sëriñ daara yi ñëwoon démb ñuy waxtaan ak ñoom. am na ci ñoo xamante ne bi nee na li ngeen wax ni ñun loolu la ñuy def am na ci koo xamante dafa wax ni chaque jour sama dongo yi balaa ñuy dem ca école ba dañuy tari ñaari xisb c'est-à-dire mu nekk révision tous les matins da ngay ñëw taxaw ci kanam maître mi tari ñaari xisb soo ko dem jàngi par exemple ñi nekk ci ñi passé 3 ans yi buñ commencé balaa ñuy def C1 par exemple le matin mën na leen tariloo ñaari xisb buñ ko defee 30 jours loolu dina réviser wu est-ce que comprendre nga loolu du loo xamante ni bii lu ñuy bind ci ab texte loi la yéen itam sëñ bi loolu inspecteurs yi ak borom xam-xam yi ñoom ñooy sukkandiku ci lii ñu wax ak décret d'application yi nga xamante ne bii bu leen neexee ñu ñëw ci lu leer la ñoom ñooy sukkandiku ci loolu pour samp programme bi nga xamante ne bii moom lañ bëgg ñu jàngal ko xale yi ci daara moderne yi. ma bàyyi Mouhamed la mu wax lan la. waaw man de dëgg-dëgg man daal affaire bi imam dama jàpp ne ñàkk waxtaan la rek. ñàkk leeralante ci yenn mbir yi la. parce que li imam wax ni man dégguma woon Khadim Ndiaye wax ko keroog. parce que Khadim li mu wax ci grand rendez-vous. jàpp naa ne yéen ñaar bu ngeen toogoon waxtaan di ngeen juboo Khadim wax na ci biir émission bi ne xale bi su amee ñetti at kooku day bàyyi njàngum alxuraan mi dootul jàng waaw ñu dugal ko ci beneen programme. mu ngi nii koy coupé ak alxuraan. non ma ngi nii. waaw ma ngi nii première étape bi
Première étape bi ça dure 3 ans. Première étape, la première étape, c'est une étape d'initiation de 3 ans consacrée essentiellement à la mémorisation du Coran, 30 hizb, et à l'installation des mécanismes de lecture et d'écriture d'arabe. dañuy bëgg nga faire iji arabe nga lay jàngal commencé ba siin comme ni ñu koy defee ci daara yi. Bon, deuxième étape bi elle dure 2 ans et est réservée à la mémorisation du reste du Coran. Deuxième étape yàlla xam nga man wax dëgg yàlla affaire bi. Première étape bi donc 30 hizb, deuxième étape bi réservée à la mémorisation du reste du Coran. En tout cas lii moom defe naa wax dëgg yàlla. Comme ni ma ko waxee. Première étape bi balaa ngay jàll deuxième étape il faut nga mokkal 30 hizb yi. wala ñu redoubler la. wala ñu redoubler la. comme ni muy amee ci école yëpp. école yëpp dëgg léegi problème bi fii rek la nekk. maanaam dafa laaj sharha. yenn faqaraat yi. waaw mu leer maanaam il faut ñu expliquer leen toog leen waxtaan parce que tamit affaire loi. waaw mais tam xam nga problème bi am na problème bi am dëgg. Bon am na ñu ko fa posé démb objectivement. parce que texte yi alamik ci français lañ ko bind. bon dañ ko traduire ci arabe. bon texte bii dem Assemblée nationale mooy bu français bi. bu arabe bi pour comprendre la. bon ngeen baal ma mais am na ñuy wax ni sëriñu daara yi buñ jàngee texte bi ci arabe. duñ ko comprendre dëgg la du ñëpp quoi. am na ci ñoo xam ne dinañ ko comprendre mais am na ci ñoo xamante ni bii. parce que faqara bi war naa xam ni ñu ko bindee ci arab parce que loolu c'est très grave. parce que su fekkee ne léegi ñoom dañu bind ne. ñetti at yu njëkk yi ci ngay alxuraan rek ngay jàng. il ma woon la ko fanweeri isib. c'est que ñaari at yu njëkk yu ci des da nga ciy mottali des ci alxuraan. waaw oustaz ñëw fii ne alxuraan boobu xasee am ñett dootoo ko jàngati. déedéet loolu bu fekkee am na ci arab bi loolu. am na ci arab bi war na ci am xaaral ma woon la ko léegi. problème bi aussi. loolu dama ne si tarjama bi est-ce que texte français bi. ni mu indee détails yi bu arabe bi indee na ko noonu. waaw nañ xool. non mais dañoo traduire traduction amul droit dañoo tarjama. araf lettre amul benn fikra bu ñëw ci texte français te waru nekku fi. peut-être pour seet ko loolu traduction la. pour seet que non dañ ko tarjama gis nga xam affaire bi ñu koy tarjama. man dama wax dañ bëggoon sax jël traducteur ci assermenté. bon ma wax ministre bi ni ko ñi liggéey ci texte bi. nekk ay arabisant buñ ko traduire ci la texte bi di gën a jige. dëgg la ñi waaw koy parce que ñoom ñoo ko liggéey. waaw dëgg la bon effectivement ñoom ñoo ko traduire. bi ñu ko traduire pare envoyé nañ ma ko. envoyé nañ ma ko ci sama boîte. ma xool ko. après dama woo le chef de division arabe. Cheikh Mbow. ñu d'accord man ak moom ci tase sama bureau. ñu teg texte bi arabe bi. may liir ma ne ko baat bi jafe na. nañ ko soppi. baat bi jafe na nañ ko soppi baat bi jafe na nañ ko soppi ñu souligner ay baat yu bari yoo xamante ne bii njortoon naa ne bu ci nekkee mën na am problème. mu dem waxtaan ak ay gaayam ñu def texte bi comme noonu ñu ko bëggee. mu nekk arabe bu simple boo xamante ni bii pour mën a jige lii mais traduction la. dañ ko traduire. bon démb ba mu fa nekkee gis nga amoon na ay problème ci yastamir. ak exclu par exemple exclu. ni ko traduire. fii mooy mustabaat. waa ji ni non mustabaat dafa kii ma ni ko nag. muhammash entre. waaw ma ni ko muhammash ci tubaab mooy marginalisé. boo ko te exclu. bon donc exclu mën nañu ko firee mustabaat. wala matrud. wala matrud. mais li ci mën di am rek booy xam nga ni kii bokkul fii. bu nee mustabaat mooy bokku ci. bu nee matrud dañ ko dàq. bon donc problème yooyu am na. mais contenu bi moom c'est très clair peut-être dina ma demander temps pour ma identifier texte bi ci kii mais dinaa jéem. waaw dinaa jéem man jàpp naa sax. waaw jàpp naa ne. pour ñu lire ko li nekk ci français bi moo waral na nekk ci arabe bi parce que loolu amu leen ci droit ñi ko doon traduire amuñ droit. non duñ ko def idée bu ñëw ci texte français bi te defoon ko ci arabe bi pare jox ko ni. non duñ ko def dama jàpp ne yàkkamti def ci am aussi. duñ ko def moo tax may la ñu baree bari ñuy wax ci projet bi liiruñu ko. am na ku ma gis fii mu bind. du ma tudd turam. borom xam-xam bu mag la ku ma naw la. mais li mu wax ci mbiram yëpp du noonu. wax dëgg yàlla mën nga ko jël benn par benn li mu wax ñu comparé ko ak texte bi. da ngay gis ne loolu mu wax bu liiroon texte bi en tant qu'intellectuel du ko bind. waaw du ko bind. y a problème. waaw y a problème. donc c'est-à-dire ba jamono ji ñu toll nii ñun bañuñu waxtaan
xanaa ma wax rek ne émission bi. yéene bi woon.